Siteu moo ko moom aha Papa Siteu sama gars yi l'open press du jeune phénomène le jeune prodige de Jaxaay Papa Siteu en l'occurrence tey le vendredi 29 octobre 2021 ñoo ngi fii ci Jaxaay waaw le jeune phénomène du waajal un combat crucial un combat capital le dimanche 31 octobre 2021 à l'arène nationale digganteem ak kii di Pape Ndoye numéro 2 Fallou Ndiaye production moom moo fa jaar waaw jëlal loolu aca mbër jëlal loolu waaw Géwal Mbaye aca mbër waaw sama gars yi la rek de open press bi Papa Siteu ñoo ngi fii ci Jaxaay waaw mi ngi noonu de ci open press bi ñoo ngi ci open press bi ñoo ngi fii ci Jaxaay ñëw teewe ci open press Papa Siteu waaw le jeune phénomène de Jaxaay Boy Seye 2 moom ngay am noonu Sa Boxal moom ngay seen noonu le jeune phénomène Papa Siteu mi ngi noonu ànd ak Mama Lamine numéro 2 mi ngi ànd ak Famara Thior mi ngi ànd ak Vieux Dacia mi ngi ànd ak Sibor Titi Diol ndeysaan jëlal loolu kokoy xës dali ndeysaan Boy Seye 2 le leader de la formation Boy Seye 2 Vieux Dacia waaw Sa Boxal mi ngi noonu Boy Seye numéro 2 ba tey ñu ngi ci open press bi xës dadi aha waaw Papa Siteu moom ngeen di am noonu ak kagul bi moom ngay am noonu ak kagul bi waaw formation de l'écurie école de lutte Boy Seye ñoom ngay am noonu ñoom Garmi Yad ñoom yaa xam bu Jaxaay waaw boo yaa ngi noonu Famara Thior waaw mi ngi noonu le jeune phénomène voilà le jeune phénomène mi ngi noonu Papa Siteu Bara Gueye coach Bara moom ngay am noonu Mama Lamine numéro 2 waaw les jeunes espoirs de Jaxaay 1 Jaxaay 2 waaw boo yaa ngi noonu de coach Bara moom ngay am noonu moom mooy diriger entraînement yi Bara moom ngay am noonu mooy diriger entraînement yi yaa xam mi ngi nale yaa xam bu Jaxaay
Garmi Yadd aussi mi ngi ci wet bi Garmi mi ngi ci wet gi waaw 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 aca coach waaw lépp ci open press bi Papa Cité moom ngeen di seen noonu borom rouge blanc bi borom cagoule bi moom mooy le jeune phénomène de Jaxaay Papa Cité en l'occurrence l'adversaire de Pape Ndoye numéro 2 l'adversaire de Pape Ndoye numéro 2 waaw ce dimanche 31 octobre 2021 à l'arène nationale Fallou Ndiaye à la tête de la structure Ndiaye production moom moo organisé waaw jaajëf waaw mi ngi ci ba léegi de Papa Cité moom ngeen di seen noonu Papa Cité le jeune phénomène de Jaxaay moom ngay am noonu sama grand Bara moom ngay am noonu ndeysaan moom mooy diriger entraînement yi coach Bara Gueye moom ngeen di seen noonu waaw mi ngi noonu lépp ci open press bi sama gars yi tey le vendredi 29 octobre 2021 ñoo ngi fii ci Jaxaay ñëw seet si le jeune phénomène de Jaxaay en l'occurrence Papa Cité l'adversaire de Pape Ndoye numéro 2 Mama Lamine numéro 2 moom ngay am noonu ci wet gi Mama Lamine numéro 2 ñëw na teewe si open press bi waaw Mama Lamine 2 ñëw na teewe si open press bi mais aussi Boy Sey 2 ñëw na apporter son soutien à son jeune frère Sa Bokhal aussi teew na fi Vieux Dacia aussi teew na fi Sibor Titi Diol aussi mi ngi fi Sibor mi ngi fi Famara Thior mi ngi fi waaw open press sax day am préparation mystique Idi open press sax day am préparation mystique yaa ngi gis loolu waaw open press sax day am préparation mystique waaw aca Papa Cité préparation mystique open press sax day am préparation mystique sama gars yi jël leen loolu waaw jëlal loolu préparation mystique Papa Cité préparation mystique waaw lépp ci open press bi open press di jeune phénomène de Jaxaay en l'occurrence Papa Cité gis ngeen ndeysaan doomu ndeyam Mama Lamine numéro 2 moo koy dar toujours waaw lépp ci préparation mystique bi waaw acca mbër jëlal loolu jëlal Cité jëlal Papa Cité jëlal loolu le jeune phénomène de Jaxaay waaw jëlal loolu mi ngi noonu le jeune phénomène de Jaxaay
ay càmbar jëlal loolu waaw kooku am càmm la jëlal loolu Jaxaay represent ndeysaan waaw jëlal loolu Papa Siteu jëlal loolu le jeune phénomène waaw lépp ci préparation mystique bi mi ngi noonu de mi ngi noonu ànd ak coach Bara Gaye waaw sama gars yi lépp ci open press bi de ba tey yéen a ngi gis noonu loolu noonu Idi loolu lan la Idi li may seen lii lan la Idi yow séeréer nga lii war nga ko mën a xam lii yëfi séeréer la lii xaw ma béjjenu ginaar la xaw ma je ne sais pas waay yàlla na jàmm yàgg waay waaw mi ngi noonu de le jeune mi ngi noonu l'enfant de Jaxaay moom ngay am noonu l'enfant de Jaxaay moom ngay am noonu mi ngi ànd ak doomu ndeyam Mama Lamine numéro 2 waaw mi ngi ànd ak doomu ndeyam Mama Lamine numéro 2 waaw Bara coach Bara moom ngay seen noonu ci wet gi coach Bara ngay seen noonu ci wet gi yow jëlal loolu mi ngi ci ay bain jëlal loolu Papa Siteu mi ngi bain mi ngi sangu de mi ngi mel ni kuy waajal combat bi nag mi ngi mel ni yàggatul arbitre bi sifflé génn ci digganteem ak kii di Pape Ndoye numéro 2 mais des na de tey le vendredi samedi dimanche de combat bi kii di Papa Siteu mi ngi sangu mi ngi def ay bain open press su Siteu bu mag le phénomène grand Siteu ñi la dugg see keroog jël camouflé rek daf dongali moo tax loolu day roy ci Siteu waaw finalement dafa niroog Siteu sa xale la boo xam ne nag na ko Jaxaay jàppale xam ne yaakaaru làmb la ndax bu jugee dëkk koy topp kon gars yi nañ ko bàyyi xel xale bu ndaw la ay mbër bu mag la seetaan naa ko mbapat ba arène na ko gars yi bàyyi xel nañ ko bàyyi xel bu baax loolooy wax ji Idi mooy wax noonu Idi Ndong mooy wax noonu waaw Idi bu oxygène wala waaw Idi bu oxygène Idi bu SBT waaw la ma leer Idi partout tous les Idi fépp Idi ci lutte avec frappe bi waaw Idi ci lutte simple bi waaw pour toujours jaajëf ndeysaan liggéey rek a wóor jëlal loolu waaw papa ngi noonu le jeune phénomène Papa Siteu mi ngi noonu taxaw ndeysaan mi ngi noonu waaw mi ngi noonu waaw jëlal loolu coach bi mi ngi taxaw di wax ak moom coach Bara Gaye mooy wax ak moom noonu aha waaw tegati na kagul bi de defati na kagul bi waaw échauffement mi ngi ànd ak doomu ndeyam Mama Lamine numéro 2 mi ngi ci échauffement yi mi ngi ànd ak doomu ndeyam Mama Lamine numéro 2 nekk ci échauffement yi voilà mi ngi ànd ak coach Bara entraîneur principal de l'école de lutte Boy Sey waaw tous les jeunes espoirs de Jaxaay sont présents tous les jeunes espoirs de Jaxaay ont répondu présent à l'appel du jeune phénomène de Jaxaay, en l'occurrence Papa Siteu, le jeune prodige qui doit livrer un combat crucial le dimanche 31 octobre 2021 à l'arène nationale. Face à qui? Face à Pape Ndoye numéro 2, le poulain de Gouy Gui. Le poulain de Gouy Gui doit affronter le jeune phénomène de Jaxaay,
Le voici, Papa Cité en l'occurrence. Appréciez, mesdames et messieurs. Voilà, il est en train de s'exercer à la boxe avec son entraîneur, avec son coach Baragay. Waouh, appréciez. Waouh, sama gars yi. Gars yi ñëw nañu de. Gars yi ñëw nañu teewe open press wu kii di Papa Cité. Boy Seye 2 teew na fi. Sabo Xal teew na fi. Vieux Dacia teew na fi. Famara Thior teew na fi. waaw jëlal loolu sama gars yi ñu ngi ci chorégraphie bi waaw ba tey de ñoo ngi ci open press wu Papa Cité le jeune phénomène de Jaxaay l'enfant prodige de l'école de lutte Boy Seye moom ngay am noonu dégguma ok waaw xoolal rang yi sama gars yi taalal nañu sape yi ñu ngi waajal touche chorégraphie Papa Cité bi mu war a servir le dimanche 31 octobre 2021 à l'arène nationale gars yi ngi noonu taxaw waaye kon lit Boy Seye waaw jëlal loolu Papa Cité ngay am noonu Papa Cité ngay am noonu jëlal waaw jëlal loolu Mama Lamine Papa Cité Mama Lamine numéro 2 waaw jëlal loolu a càmbar kokoy le jeune phénomène Papa Cité from Jaxaay moom ngay am noonu l'adversaire de Pape Ndoye numéro 2 moom ngay seen noonu l'adversaire de Pape Ndoye numéro 2 moom ngay seen noonu waaw jëlal loolu waaw loolu leer na jëlal loolu Vieux Dacia mi ngi ca ginnaaw moo war a bëree le mois de décembre Boy Seye 2 mi ngi noonu taxaw aligné waaw jëlal loolu waaw loolu leer na waaw jaajëf Papa Cité ngay am noonu l'enfant prodige de l'école de lutte Boy Seye mi ngi noonu jëlal loolu jëlal loolu waa Jaxaay ngay am noonu
jëlal loolu l'escouade de l'école de lutte Boy Seye Jaxaay représente lépp a ngi noonu de gaa ngi noonu waaw waaw chorégraphie Papa Siteu di waajal combat bu yéeme digganteem ak kii di Pape Ndoye numéro 2 jëlal loolu waxal waay ay càmbar waaw mi ngi noonu de mi ngi noonu kooku ngeen di seen borom rouge blanc bi moom mooy Papa Siteu waaw dégg galañ lool jëlal loolu waaw kookoy Papa Siteu mi ngi noonu dégg galañ lool mën a bëre lool waaw ambiance 100%. Ambiance 100%. Ambiance 100%. Ambiance 100%. Waaw mi ngi noonu. Ambiance 100% jëlal loolu. waaw loolu leer na. ndeysaan fan si ay wax noonu. jaajëf. rafet na bay jaajëf. waaw jëlal loolu sa boxal moom ngay am noonu. sa boxal moom ngay seen noonu ndeysaan. sa boxal ngay am noonu ci wet gi. waaw lépp ci open press bi. lépp ci open press bi. waaw jëlal loolu. waaw jëlal loolu. jëlal loolu. waaw jëlal loolu. waaw kookoy Papa Siteu. sama gars yi ziar à temps mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañ déplacé wu ñëw ba fii ci Jaxaay ñëw seet si le jeune prodige des Jaxaay l'enfant prodige de l'école de lutte Boy Seye en l'occurrence Papa Siteu war a bëre le dimanche 31 octobre 2021 à l'arène nationale digganteem ak kii di Pape Ndoye numéro 2 bu école de lutte Mor Faram ci cadre boobu ci lañ ñëwoon tey teewe ci open press bi fas yéene séq ak moom waxtaan papa maa lay nuyu. grand Seydina maa ngi lay ziar. ci loo ne. maa ngi sant rek ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di nuyu waa Jaxaay gi yëpp waaw képp ku fi teew rek ngir man maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm parce que boo gisee sax tey dama ñëw xoolal mel nañ ma yan àdduna parce que dafa am ci lu ma jugee tey bi ma ñëwee fekk fi mbooloo mi mu demee noonu man sax dama xamul lan la parce que Serigne Bamba Mbacke xam rek ma xam ne yëg-yëg rek la ñuy doxee ak bëgg ma rek te yàlla tax xam nga parce que mënoon naa jugee ci tolof ñëw xam nga du ma ñëw fekk fi ñetti nit wala ñeenti nit bu boobaa damay xam ne àdduna moo demee mais damaa ñëw fekk fi mbooloo moo xam ne premier combat ba sax demeewul woon nii barki sëñ Bamba
lépp rek man ñëwoon naa premier combat bi open press bi ñëwoon naa tey open press bi dafa gën a maanaam gars yi dañu gën a mobiliser. gis nga ni mel kenn du la ko wax yow Seydina barki sëñ Bamba. promoteur bi nee na li nga jënd ci ay billets bari na ci ay mbër yu mag yoo xam ne jënduñu xaaj bi. barki sëñ Bamba ñun xam nga Seydina ñun dañoo nekk milieu boo xam ni dañoo bëgg làmb te ñu nit làmb daf ñoo jaral barki sëñ Bamba nekk ay xale xam am fu ñu teg suñu bët te incha allah rabbi dañ fay àgg barki alxuraani karim. Papa Siteu papa maa ngi ñëw na xoolal yaa ngi may jaay affaire de yaru bi dama la xam benn affaire gis nga kee ngay bëreel yaruwul Pape Ndoye numéro 2 il est impoli sa gosse booy boobu yaruwul dara dafa di boobu xam ne dafa tàng jër métti lool te nee na ma grand bi moom ma ko wax de WhatsApp nee na ma grand bi may ko naam mu ne ma Papa Siteu ba su ma ko tàncee ci tunnel yi waajee mi ngi lay waajal lu métti mi ngi lay waajal lu métti mi ngi lay waajal lu métti ama grâce na lamb moom ku ne xam ne ne bataille psychologique da cay nekk waaw bu gars yi bëreegul moom lu la neex ngay wax takk rajo yi gis nañ fi mbër mu waat gis nañ fi lu ne xam man seetaan naa interview boo xam ne def na ko Idi en direct laa ko doon seetaan mu wax ba pare man ak booy ñoo toog dama reetaan ba sonn meeru ma ci dem sax xamul tax dama xam ne moom noonu la mel chaque jour xam naa ci lu mu ne barke alxuraani karim Canaba bi lamb ji desee 4 jours la ñibbisi mu ngi woon Canaba di kër di nekk ci lamb fu ne mu wax fa nit ku ne mu woo la xam nga wër na signature contrat yi ne pour ñu def maa moom signature ma bañ site internet bu ne woo na ma ni ma ñëwal taxaw fi nga def signature ma ne ko dew ma xam nga parce que ma dama am staff xam nga am sama kilifa yoo xam ñu naa ma jaaral nii ma jaar nii mais moom day wër rek di wax man xam naa lépp chaque jour ñu envoyé ma vocal dafa mën a bëre dafa ñeme entraînement dafa am fit ñemewul entraînement moom salle bi mu doon entraîné barki sëñ Bamba Mbacke coach bi koy entraîné chaque jour ma gisee ak moom benn booyee fa nekk di ko sonal te xam naa booy bi bu baax moom entraîné wul barki alxuraani karim. yow yaa wax ne Papa Siteu yow yaa wax ne Pape Ndoye numéro 2 entraîné wul. billaay walaay entraîné wul. c'est ça barki sëñ Bamba ñun li ñuy daj ku xam suñu mag vieux Dacia xam maam Thierno bu baax lim ñuy teg barki alxuraani karim dañuy xëy fajar teel dem salle jóge fa dem dini 3 séances la ñuy def mun naa waat si yàlla ne li mu entraîné si combat bi Pape Ndoye entraîné wu. ok kon combat bi préparé nga ko physiquement. billahi da nga ko waajal bu baax ci entraînement yi. waaye entraînement yi métti maam Thierno waxuma la balaa maa laal avance ñu may déy rek la ne ma coppet chaque fajar barki alxuraani karim mu yéema yab ma ci mëtam king yóbbu ma chaque jour. barki alxuraani coach king king ancien mbër. barki Serigne Bamba. billahi walaay taala damay entraîné ba su ma ñëwee dama naan booy bu subaa du ma dem waaye king daf may rey booy ni ma force da ngay dem. barki sëñ Bamba saa bu ma xëyee fajar teel mu ñëw jël si waat ma. kon entraînement yi dañ lay sëf lu métti. dañ may sëf lu métti ki daf may entraîné loo xoolal barki maam Seera Fall. ba ma sax ñëw di ko wax booy ñu naan booy di ma reetaan di ma mbalak. ok suñ déggee ki di ñëw sax booy yëpp dañuy tàccu di ma ree. booy loo jëlee ci Siteu loo jëlee ci Siteu de telle sorte que maanaam booy fecc nit ki bu la xamul sax bu géwal yi tegee boo tegee say paa rek nit ki day xam ne kii dafa mën li muy def maanaam da nga dégg galañ mën a fecc loolu fu mu jógee. waaw dara xam nga ñu dañoo nekk ay ndaw nekk ci banlieue bi xam nga fecc moom du luñ jàng duñ dara doon la ci ñun quoi barki sëñ Bamba tey sax ni mu demee la moo tax barki alxuraan karim yëngalu ma dara. li nga def yëngaloo. non yëngalu ma li nga def fii da nga jàpp ne yëngaloo. billaay wallaay taala kon loo nar a yóbbu stade kon. waaw stade moom li ñu fa nar a yóbbu moom dañ koy denc parce que Seydina bii passé dafa am nañu fële lamb yëpp toj ñëpp di wax kon bii suñuy fëlaat tam dañuy indi leneen lu bees lu yéeme loo xam ne nii waaw bu ñu fa jógee dañ fay bàyyi trace. benn instant ma ñëw ci open press bi fekk fi déjà sama grand frère Bara Gueye coach Bara nekk nit ku ñàkk ki ñaan mais aussi da ngay gis ne Boy Seye 2 dafa ñëw apporter le soutien Sa Bokhal ñëw apporter le soutien Vieux Dacia ku ko xam moom naturellement moom il est comme ça de nature moom nit la koo xam ne xeebul kenn nit ku am yitte nit ku am yéene ci nit yaa ngi may dégg mais booy ñëpp a ñëw taxaw ñoom Garmi gis naa ko fi yaa xam gis naa ko fi am Thiam gis naa ko fi xës dadi yaa ngi may dégg ñoom Famara Thior ñoom Sibor gars yëpp a mobilisé ñëw mu mel ni jaxaay dañ la ne booy doxal dem bu ragal dara demal jëli ndam li andi ko jaxaay noonu la fa demee. xam nga ñooñu suñuy mbokk taalib la ñu bokk waar bi xam nga chaque jour dañuy déggante yéenante lu rafet wax dëgg yàlla ñuy suñu waay ñuy déggante chaque jour di demalante yéenante jàmm wallahi bi combat bi taxawee ku ci nekk ci ñoom daf may woo di ma conseiller loo xam ak di ma digal loo xam ne barki sëñ Bamba jublu ci lenn lu dul ma am ndam te xam nga loolu lañ ma bëggal nag yàlla tas yaakaar te yàlla waaye est-ce que yóbbu nga bëree bu daan Pape Ndoye numéro 2 waaw xam nga ñun moom bëre dafa ne ci prodige de Guédiawaye xam nga ñun bëre dafa ne ci ñun waaw barki alxuraani karim moom day wax interview mu def ak Idi mu ngi wax naa damay contact ak Eumeu Sène Junior barki Serigne Bamba Mbacke man ñi may contactal ñoo ëpp doole ñooñu fuuf barki alxuraani karim yow am nga Vieux Dacia am nga Boy Seye 2 am Sa Bokhal ak Mama Lamine numéro 2 sa doomu ndey waaw
waaw sama gars yi ndànk rek sama gars yi ndànk rek waaw ñëwal moom lenn rek laa koy wax mu xam ko mu gàtt mu gudd moom bëri na wax lool mu ngi wax boobu léegi maa ngi nekk sama ruku toog mais dama bëgg mu xam ne signal kenn du ko rëkk loolu rek laa bëgg mu xam ko signal kenn du ko rëkk combat bi passé waaw may leen ma tuuti rek may leen ma tuuti rek sama gars yi may leen ma tuuti rek ji waaw may leen ma tuuti booy nag sa gars yi dafa mel ni pare nañ de dégg loolu may leen ñu tuuti sama gars yi may leen ñu tuuti rakk ji dafa mel ni sa gars yi pare nañ de ama Seydina barki sëñ Bamba Mbàkke maanaam su ma dee wax sax damay jooy parce que xamul tax maanaam doomu aadama yi lépp ñoom la booy yi may àndal nii barki sëñ Bamba guddeeg bëccëg dañ may surveiller xolal ci lu ma ne lañ ne barki alxo Seydina boo xëyee budul dara bu làmb xewul sax boo ñëwee sama bundu gaale naa da ngay fekk Baye Fall nekk seen jàmm toog daaj yéenante jàmm barki alxuraan karim bëgg ma xam nga mënu ma ko sax imaginer ku ne di ma moytuloo ku ne di ma xam nga buñ gisoon loo xam sax day jëm si man barki yàlla ñu taxaw affronté ko barki sëñ Bamba defuñu lenn lu dul bëgg ma rek te yàlla tax te defalu ma leen dara ndax tanewu ma leen yoruma lu ma leen di dimbalee mais dañoo gore rek nekk ci man barki alxuraani karim demuñu bàyyi ma benn yoon wóor na alxuraani karim damay toog cate lool ñu génne ma ci billaay combat bi ma wax yow Seydina dafa met lool mais billaay bu du woon ñoom mu ñaaw ñan kay waaw Pam Ndoye loo koy wax Pam Ndoye ci boppam Pam Ndoye numéro 2 bu Géejawaay loo koy wax voilà Pam Ndoye nee na combat bi yow wax kese nga ci am booy wax kese nga am ci combat bi jour ji nee na moom mooy diriger mooy bëree mooy jàpp mooy daan Pam Ndoye moo wax loolu. ama Idi moom dafa nekk mbër boo xam ne nii noonu la mel day wax moom ku ne xam na ko mbëru média la quoi man nag du ma mbëru média bokkuma ak booyee xam dañuy wër ci TikTok yeeg di wër ci site internet yi man du ma genre boobu moom ku seetaan sama premier combat seetaan premier combat nga xam ne pom du neew yaa ngi dégg moom dafa daw ba daanu te man dama bëre xare barki alxuraan karim daa bëre ba daanu bëreewul booy daa bëre ba daanu yow da ngaa mer te moom dafa mer yow da ngaa mer waaye Pam Ndoye dafa mer Seydina dama seetaan combat bi fëgalu bu ngor jàpp ko day Pam Ndoye dafa daw ñaata yoon la génn sorti de libéré barki alxuraan karim est-ce que xam nga ni yaa ngi yokk sa bopp problème parce que li ngay wax ni dina ko seetaan dina la gën a mere Pam Ndoye xamal li ma bëgg combat bi maanaam li ma ci daj entraîné ko ci xeex musuma koo entraîné sama combat da nga fas yéene xeex billahi wallahi taala bu taxee ma suul tànk yi fekk si ko day nee na taxaw rek billahi su taxee ma dóor ko mu daanu nee na taxaw rek billahi su xeexee ma dóor ko mu daanu maanaam loolu lan lay signifier nee na yow da nga jógee ci défaite sa adversaire jógee ci défaite nga war a aborder combat bi ak défaite kee war a aborder combat bi ak défaite loolu yow lan lay signifier ci yow waaw xam nga lii moom dafa nekk loo xam ne confirmation la combat bi nii muy maag moom yëpp tiiroo la xam nga di ñaan yàlla may ma ndam ci kawam parce que xam naa ne maa ko gën a soxla ndam fuuf barki alxuraani karim te man maa ko gën a nekk ci yoonu làmb billahi duñu benn sa combat bee passé da ngaa bëri ñàkk nga jooyloo say soppi man gis naa maa ngi gis te doom day mi taxaw rek jour boobu li nga fa tuut ci rongoñ kenn xamul nu mu toll gars yi jooy est-ce que xam nga ni Baye Fall da nga leen ameel bor gars yi taxaw nii da nga leen ameel bor loolu moo nekk Baye Fall yi maanaam barki sëñ Bamba suñu sañoon chaque jour maay gagné parce que ñoom xam nañu sax man barki alxuraan que 10 combats kooku ma doon bëreel billahi du ma daan Pam Ndoye nag moom li ma koy wax bariwul na taxaw dëggal boppam. kaddu gu mujj gi lan la lan ngay wax maanaam sa dernier mot lan la. waaw di ñaanal ñëpp jàmm waaw di ko ñaanal jàmm parce que soo amul jàmm du ñu bëree waaw di ko ñaanal jàmm ba jour ba di ñaanal ñi nga xam ne nii ñoom laa nekkal samay nit waaw muy mafia bi nga xam kenn demul ñu des maa ngi leen di ñaanal jàmm xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal waa Jaxaay yëpp jàmm waaw di nuyuwaale promoteur bi nag waaw di nuyu axlu làmb yëpp waaw di wax nag nañ ma ñaanal ñoom ñëpp. rendez-vous waaw rendez-vous bu dimanche la. waaw 31 octobre 2021. waaw teel a ñëw rek daan teel a ñibbi. à l'arène nationale. bari sëñ Ba Papa Siteu face à Pam Ndoye numéro 2. waxal waay looloo leer. dëgg nga Abdoulaye Ndiaye. Siteu la. ak Serigne Bamba Mbacké affaire Siteu la. jaa ngeen jëf sama gars yi oh doucement.
waaw soxna si loo wax yow. ah wax dëgg yàlla kontaan naa sama xol sedd na parce que papa dafa nekk xale bu baax macha allah dafa yaru man nag dama fi nekkoon rek genre dama fi ñëw vacances mais dafa baax en tout cas yàlla na ko yàlla may na baax Cheikh Abdou Karim génnewu ko ci combat bi dafa war a bëree dimanche 31 octobre fas xolal benn booy bu yéeme booy bu soxor moom lay bëreel. mais papa ma wóol naa ko parce que macha allah xale bi am na fit te ragalul yoole ñun dawuñu loolu tous. ragalul yoole tous wala. merci beaucoup. kaay soxna si maa lay ziar. maa ngi delloo ziar. naka yi tey. ñoo ngi ci kawam. tey le vendredi 29 octobre 2021 ñu ñëwoon jaxaay teewe ci open press Papa Cité yow ci fans yi supporter nga bokk. waaw lu neex ñoo ngi nii ci ginnaaw Papa Cité fas yéene koo dooleel. dem yoole làmb ji. rajaxe làmb ji def lu ñu saf ñun la Alaya jaxaay bëre. Alaya. jaxaay bëre. mais sa mbër mi xam nga ki muy bëreel est-ce que xam nga sa mbër mi benn booy bu dëkk Géejawaay lay bëreel booy bu yéeme booy bu mën a bëre booy bu mën a xeex moom lay bëreel. mais ñun tàppatuñ loolu ñun ay doomu jaxaay lañ xamuñu ragal dañuy dem ba dee. tàppatu leen loolu. ragaluñu loolu nga naan laan tous. kon jour si loo leen di def. xanaa rëbëje foofu pëbëxe foofu nga naan laan. merci beaucoup doxal dem sama gars yi gis ngeen lii la woon de lii lañ jële woon jaxaay ay phénomènes yu góor ak ay phénomènes yu jigéen ñoo fi nekk. Papa Cité kese. le 31 du yomb. le 31 du yomb. booy bi day bëri lu wax rek billaahi gën a wàll musiba entier moo ko gën. yow bis baa kaay nga ne lan. ma ne Baye Fall bi kese. bu bis baa gars yi xam ne lépp dëgg la lépp baale 11 la barki borom Touba. jaajëf bilaay wallaay. rafet na. jaay ci biir géew. jaajëf lii la woon de ñu ngi woon ci open press bi tey la woon vendredi 29 octobre 2021 ñoo ngi woon fii ci Jaxaay ñëwoon teewe si l'open press di jeune phénomène de Jaxaay en l'occurrence Papa Cité moom lañ ñëwoon teewe mi ngi waajal un combat crucial le dimanche 31 octobre war a jàkkaarloo ak Pape Ndoye numéro 2 Fallou Ndiaye à la tête de la structure Ndiaye production moom moo fa jaar kon dama leen di joxaat dig daje ba beneen yoon rek ziaraat jaa ngeen def sama gaay